gars yi rebonsoir comme tous les soirs ñu ngi leen di béggee bu baax a baax alors di leen big up à tous nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement ci UD TV ñu ngi leen di ziar bu baax a baax deuxième numéro de votre émission Showtime, une façon de vous dire bonsoir di leen jaajëfal bu baax a baax rendez-vous très urbain alors à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ñu ngi leen di naan salaamaaleykum di leen ziar bu baax a baax a baax. Alors rendez-vous très nickel ce soir comme je vous l'avais promis maa ngi big up tous les fly girls tous les b-boys qui sont en train de nous suivre tranquillement sur UD TV mu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ziar naa leen asalaamaaleykum fu waay mën a nekk ci Jolof ak li ko wër toujours un grand plaisir jaajëf donc gars yi nu ñuy def ce soir dinañ am invité surprise tey ci émission Showtime muy deuxième numéro bi mais avant cela nan seetaan benn clip après on revient juste on va recevoir notre invité acca tranquille ci complicité Sidi maa ngi koy big up bu baax a baax Baye mi nga xam ni moom moo nekk ci ginnaaw di téye ci affaire yi muy nice ñu ngi leen di jaajëfal di leen ziar ci liggéey bu nice mi nga xam ne macha allah ñu ngi koy def ci complicité Sidi jox ma benn clip après ñu ñëw dugal suñu invité jaajëf gaay ok bismillah kabase ak dalu ju bëri du foofu aka ñu xaaral tuuti ko rek yemen jaay fay faal ok e dalu ju bëri day wàññi xel comme xalaat bu bëri day tax a doof daf yëpp àjjana lañ bëgg dem te ba léegi xamuñu nu mu mel tey àdduna daal lépp kumpa la fu gis-gisam gàtt rek gumba la ndax gumba yaa ngi gis ñu ñëwagul dund leen ni aaxiru zaman ñëwagul yow àdduna daal lépp kumpa la kenn xamul ko judd tey lu muy doon suba gàncax gi saxoon ba nar a meññ nekkate moo jekki dooni ngooñ li yàlla di wane ak li yàlla denc kenn xamul ni suba di nañ ko fekk nit judd ci torox ba nar a dee kenn xamul ki bis daxa dina teg suñu xam-xam a soriwul wala walaay suñu bëteega leeragul di tax li yàlla bind si suñu jë ba léegi doomu aadama gi liiragul fii bu bëccëgee dafa lépp leer kenn du laajte fan la guddi ne maam ne ma guddi dafa am borom boo ci def ndànk di nga jommi de tax nit ñu baax ñi ñooy teel a dee dafa am lu yàlla naa mucc ñoom ay xale yu judd ak jikko yi rafet daa am lu yàlla naa mucc ñoom tax àdduna bi kenn du wóolu kenn boo gëmul yàlla doo gëm sa bopp boo gisul sa bopp si bopp kenn doo mus a gëstu nit di gis sa bopp ku am gis-gis bu gàtt rek gumba la ndax gumba yaa ngi gis nu ñëwagul man ku gëmul yàlla rek gëmma la dund leen ni aaxiru zaman ñëwagul ñuy duñu lekk ngir mën a dund ñuy duñu dund ngir mën a lekk yàlla xam ne lépp yàlla gis na lépp waaye yenn saa dafay toog rek tënn teg fii ku nekk bëgg nekkoo topp mais tant que seytaane lañ bëgg topp fii ku nekk xam nga sa bopp wante ku nekk bëgg nëb li gën a bon ci sa bopp fii ku nekk bëgg nekkoo topp mais tant que seytaane lañ bëgg topp fii ku nekk xam nga sa bopp wante ku nekk bëgg nëb li gën a bon ci sa bopp te dara ju bëri day wàññi xel comme xalaat bu bëri day tax a doof daf yëpp àjjana lañ bëgg dem. Merci beaucoup Kiak Blindé qu'on vient juste d'écouter Doole Ju Bëri alors on lui souhaite beaucoup de choses un bon succès il est en train de bien faire jaajëf gars yi comme ni ma leen ko waxee tey damay am mbégte ci deuxième numéro Showtime bi recevoir sama gan tey muy une personne boo xam ne kenn dootu ko présenté ci daara waaye kenn dootu ko présenté à travers le Sénégal ci liggéey bi nga xam ne mi ngi ko def ci hip hop un grand hip hopeur old school très fort respecté de tout le monde j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir tey ci Showtime fii ci UD TV mon ami Pakala maa ngi lay ziar bu baax a baax. delloo ziar baay. naka affaire yi. affaire yaa ngi nii rek. yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. ci jàmm bu wér. yaa ngi cool. ay cool. ma bàyyi la ñu nuyoog téléspectateurs yi. waaw ok comme ni ma koy faral di defee à chaque fois ñu ngi nuyu di ziar waa Daara xam nga sama town fi nga xam ne fa laa dëkk fa laa soxe ko bon di ziar waa UD TV encore une fois ci liggéey bu nice bi nga xam ne ñu ngi koy def. c'est vrai. bon surtout di leen jox mention spéciale parce que affaire yu nice la ñuy def quoi. jaajëf.
ok jaajëf mi ngi noonu tey Pakala mooy sama invité ci Showtime alors on va beaucoup parler on va parler du hip-hop en général on va parler aussi ci carrière musicale bi nga xam ne ci la nekk di ci def lu nice Pakala première question bi nga xam ne moom laa lay njëkk a laaj c'est par rapport au hip-hop national pratiquement tey ban conception nga am booy ban point de vue nga am hip-hop actuellement fu mu toll fii ci Galsen. non bon hip hop Galsen bon instant bi bon lu ma ci mën a wax benn instant dama koy rafetlu. ok dama koy rafetlu parce que instant bi loo mënti wax lu waay mënti wax xam ne liggéey am na. ok liggéey am na gars yi innové nañ bon yóbbu nañ rab bi benn niveau bu nga xamee ni mën naa ni bon yegg fa woon. malgré am na ay affaires yu ci am yu ci des mais. pour dire vrai moom instant bi niveau bi nga xamee ne moom la rap Galsen toll. vraiment bon yaakaaruma ne woon sax niveau bi dina yegg foofu. parce que boo xoolee tey à travers ci international bi. ok ñu ngi seetaan rap Galsen. boo demee ay Trace TV. chaînes yu mag yu bëri da ngay dem da ngay toog da ngay seetaan. ay rappeurs sénégalais. et ça te fait plaisir de toog di seetaan Galsen dafa neex dafa neex xam nga foo daan toog di seetaan des américains di seetaan ay nigériens. tey ngay toog di seetaan des sénégalais. ensuite ñuy def ay musique yoo xam ne xam nga dañ ko xam nga dafa international xam nga loolu dafa neex. yeah bon loolu lu may rafetlu la. vraiment bu ma koy gis vraiment damay fier d'être un rappeur. ensuite da lay motiver en tant que artiste. ngay def loo xamee ne dina sut sax loolu. parce que pour man nit booy seetaan benn affaire di ci fier pour man war na la mën a motiver bu fekkee liggéey kan nga. ensuite bëgg nga li ngay job war na la mën a motiver de telle sorte que yow di nga ambitieux ba nga xam di nga bëgg di def lu ëpp loolu. ok xam nga li ma la wax parce que boo xoolee bon nouvelle génération bi nga xam ne moo fi nekk nii tey. waaw bon am na fu ñu tegoon bët grand yi nga xam ne ñoo fi nekkoon. déjà tey ñoom yéegal nañ niveau bi mooy comme li ma la wax rek. léegi de ce fait que léegi yow mi nga xam ne tey yaa ngi toog di seetaan loolu nga nekk benn jeune artiste di gis loolu bon dina la motiver ba nga xamee ne yow après di nga def loo xamee ne lii moo ëpp li nga xam ne moom la gars yi def nii instant ok yéegal niveau bi yow ci ban côté nga mën a wax qualité son bi la texte bi la. vidéo yi la lan moo leen tey permettre ñu egg à stade ci musique internationale. waaw xam nga man bon comme ni ma koy waxee à chaque fois. day am benn tardement sax bu ci am tuuti quoi. parce que rap Galsen aujourd'hui dañu waroon nekk ci beneen level quoi. ok mais nag da nga koy comprendre bu fekkee ci musique bi nga nekk parce que ñun suñu rap bon rap Galsen par rapport ak rap nigérien bi wala rap sud africain bi xam nga bokkul. ok affaire yi bokkul. ñun suñu rap boo xoolee dañ ko tënkoon ci parce que dafa sénégalais. ok rap bi dafa sénégalais woon ba mu ëpp. rap bi daanaka boo nekkul sénégalais doo ko mën a consommer. ok par rapport ak yeneen ay Nigéria ay yooyu. boo nekkul benn boo déggul. parce que ensuite ak anglais bi dafa jouer foofu lu bari. ok parce que Nigériens ñoom anglais. boo xoolee tey pays anglophone yi. boo xoolee. ñëpp doole Nigéria kese. ñëpp doole ay Ouganda. ay Eddy Kenzo tu vois. gars yi ay Ghana yaa ngi gis. pays anglophone yëpp dañu li ñu xawoon kii benn écart bi ak ñoom mooy que ñun olof bi lañ doon utiliser lu ëpp. ñu tëju woon quoi. toujours dañ tëju woon foofu te tëju bi li ko mënoon a tijji mooy musicalement gars yi innové. ok xam nga li wax ba ñu ko tënk rek ci rap boo xamee ne day sénégalais de trop. ok parce que boo xoolee grand yi fi nekkoon boo gisee seen rap non boo déggul olof dëgg sax amaana doo ko mën a kiif quoi. maanaam bàyyi noonu xel ci musique bi bu baax. ok boo ko daan def sax day am fu ñu la féetale. am na grand yu fi doon def. mais day am fu côté bu leen doon. grand yi dañu téewoon affaire bi ci benn rap 96 bu mu ëpp. loolu moo taxoon ñu am benn tardement. mais ak nouvelle génération bii nii boo xoolee sang yu mujjee génn. da ngay xool nga xam ne gars yi ñu ngi avancé. ñu ngi avancé parce que musique tey du loo xamee ne lii rek day tënku ci benn làkk wala tënku ci benn culture ga mun nga andi sa culture. mais le rap reste le rap. musique la ba tey. divertissement la. xam nga bon am na loo xamee ne lii boo ko fa tënkee téye ko fa rek. amaana fu mu waroon a yegg. du fa yegg. tey et puis monde bi tey dafa nekk benn village interplanétaire. il faut nga ubbeeku ci. parce que boo xoolee tey yaa ngi gis tey maa ngi koy tudd sànq benn Eddy Kenzo muy utiliser
ay anglais tuuti. di utiliser seen langue nationale. Waaw. mais da ngay xool son bi. waaw son bi muy proposé. tey nationalité boo mënti nekk mën nga ko déglu. c'est vrai. parce que son bi muy joxe moo tax. da xëcc na ci culture am. yóbbu na langue am. ensuite boole na ci. Mélangé na ko. mélangé. nag loolu moo ñu xawoon a. manqué. mais tey nag ak tey nii boo xoolee nouvelle génération bi bon ñu ngi ci joué bu baax ah. ñu ngi ci joué bu baax parce que boo xoolee tey yaa ngi gis yenn rappeurs yi presque adduna bi ñu bari xam nañ leen. mais loolu lépp loolu moo ko waral. ok yes Pakala ci IDEB TV ci Showtime tranquillement. Alors ce soir avec Pakala on va discuter un peu du hip-hop mais aussi on va regarder des vidéos yoo xam ni moom moo ko tànnal boppam après les vidéos ñu ñëwaat revenir mu wax lan moo tax mu sentir son yi alors on va juste regarder première vidéo bi nga xam ni Pakala moo ko choisir boppam. C'est Omzo Dollar, un garçon qui est en train de graver très très fort. Nous seetaan Soxor Omzo Dollar. On revient ci complicité régie. Flagrant délit. Yàlla mën a maye am na nit yu soxor nee na ñooy nangulu yàlla maye ñooñu borom bi la ñeme ñu ngi lekkante seen biir te amul dëma bu neex deret dama am travail de maman dama gisi tata dama am travail de maman duma bisa papa dama am travail de maman ñëpp amay noon si life bi yoonu jàmm soriwul kon tant que amoo ñu lay guerre sori woo si life bi a bosa nit yee soxor tellement soxor beaucoup soxor trop soxor pourquoi soxor gën leen soxor yére yu soxor gel bu soxor oto bu soxor kër bu soxor baax moo jeex foog nga soxor baax moo jeex foog nga soxor dëmm su dëmm ñëw na fekk fii ay dëmm su dëmm ku baax su ñaawee jikkoom nëpp na jëmam ñi moom li ci seeni dënn mu lëndëm dëmm su dëmm gis-gisu fenkat mooy gëmal nga gëmm fresh lay def sol jacket sama wulama sa période ñëwagul ni fama bu ëmb bul dëgg si lijjanti keneen sama adresse mooy feneen di nga wàcc liggéey parce que jobo bu fekkee may sa coono ma sa coono sama seetu dafa toj ma dem jëndi télé pour gis sama bopp bay na noonu di catu doo dégg benn yoo fu ñuy tàccu ñu nekkuñ si yooyu xaritoo ak ay rappeur non nekkuñ si yooyu siisu bi nekkuñ si yooyu nekk maa ngi seeni kanam saa yu may reculer bëri classe te musu ma redoubler bu dee sa rap fa yu la njogu auto foog yow ak message yu ngay véhiculer nekk nit yee soxor tellement soxor beaucoup soxor trop soxor pourquoi soxor gën leen soxor yére yu soxor gel bu soxor oto bu soxor kër bu soxor baax moo jeex foog nga soxor baax moo jeex foog nga soxor kenn moomul yàlla moo ñu moome kenn moomul yàlla moo mooy tànn ko ko neex rek mu tàll loolu su la mente ñaanal mu ball jàppe ñax desan oto ren ngay boole jàppe ñax desan def sa xol si bañ nga bomb mu besa def sa xol si bañee bomb la bomb Haruna dafa gudu tànk dee tungu ne légende biir kap si ni cukule takk sama fit heure ménage dana xeex di toj ay verre ba am ay bleu ba ngay tas ay bleu pour jënd verre ak big bleu lay binde verre yu fresh ni jeudi vert am na xaalis ba la billet bleu d'hiver clash mën na la defal pub bés boo dee man nag bul sax négocier am rappeur yu mu fi solol jupe te wolaay bii lay duñu ay écossais hey da wax mool yow lu ma la amel autographe si sa xol ak sa bamel xam naa yëng ma yàgg ñaanal waaye maa ngi tàkk ñëpp a gis ni fàtte mamel rab ay at coole si live bi non ñekkuñ si yow Yap Omzo Dollar très nickel. Nice. Vidéo bi nice. Pourquoi Omzo Dollar? Pourquoi la vidéo Pakala? Pourquoi vidéo bi bon pourquoi da nga andi ñaari question Pourquoi Omzo Dollar? Pourquoi vidéo bi d'abord? man nag du ma ko jàpp ci Omzo bi. du ma ko jàpp ci vidéo bi mais son bi. Ok. son bi bon li muy wax mooy feebaru Sénégal mooy soxor. Soxor. soxor moo fi ne. ak lu ñu munti wax. base bi soxor la. Ok.
te moo instant bi mooy feebaru Sénégal foo munti dem ci Sénégal benn feebar bi lañ bokk ñun ñëpp. mooy soxor. te moom moo ñu teree dem. tey muy ci milieu musique bi xam nañ si bopp bu baax muy ci société bi surtout. bérébu liggéeyukaay yi maam fépp foo dem soxor bàyyi dafa law boo non beneen affaire la. beneen sax daf ñuy tardé. non te moo ñu téye ba léegi. moo ñu téye ba léegi. parce que am na benn son booy wax nga ne. Sénégal. du dem fii xol yi doonuñ benn. ok te xam nañ ko dañ koy foyee Sénégal du dem nan ma jégal mais du dem parce que pour ñu tax xol yi du yomb. parce que bëggante moo amatul. yéene woo ma jàmm. bëggoo ma am ma dem. kenn bëggul kenn raw la. te xam nga loolu bu amee rek bàyyi soxor day dugg. parce que yàlla moo bind te yemalewul. sa juróomi baaraam yi ni ñu wutee noonu la nit ñi wutee. dëgg la ku nekk bi ngay ñëw ci àdduna dafa am lu la yàlla jagleel. am lu mu la jox. xam nga jour li nga mën a am. man maa la koy xañ. li ma mën a am du yow yaa ma koy xañ. bu nit ñi gëmoon loolu rek. kon déjà pour ñu dund day neex. mais tey man sax damay méfier wu damay daw parce que jour bu ñu demee ba bu ma naree sol lu rafet sax ma ne xaaral ma sol lu ñaaw balaa gars yi naan dama riche wala dama nangam. déjà maa ngi am lu may ragal lu may daw. déjà bu demee bu nit ñi di ragal loolu. ragal yor sa alal sax di ko consommer. catu la tu vois xam nga parce que moom moo fi ne. xam nga bu ñu waxantee dëgg vraiment looloo tax ma choisir son bi. bon aussi di waxaale ni nit ñi war nañ delloo si xel yi bu baax quoi. xam ne fii yàlla mooy maye nit mayul boppam. bi ngay judd sa waay andi woo fi dara. te booy dem aussi doo yóbbaale dara yee. kon lépp loo fi mën a am rek yàlla daf la ko jagleel pour sa dund. c'est vrai. donc loolu nag bu fekkee ne man dama ñëw pour ne damay dindi loolu damay sonn rek. te ci beneen côté aussi dama koy gis mooy xam nga jo affaire dafa garaaw quoi. maa ngi koy wax ci sama benn son. gis nga nit moo doy waar. beneen bi gën a garaaw bi nga xam ne moo gën a garaaw mooy que ni nit ki la gën a jege. bi gën a garaaw ci Sénégal. ki la gën a jege. mooy ki nga xamee ne bàyyi moo gën a mën a yàq. ok. nit ñi bëgganteetuñu. da nga koy gis ci famille ñu bokk ndey ak baay. lu tax affaire bi pire. da ngay nekk sama rak. xam nga yàlla xéewale la. beneen sans gars yi xam nga tu vois damay nekk sa jarbaat. sa doom. xam nga loolu dafa doy waar sa waay. gis nga moo tax mooy li ma wax tout le temps gis nga feebar boobu fii ak dañul Sénégal dara téewuñu lu dul soxor. dara amul dara lu ñu téye lu dul soxor. ok da ngay gis nit ku woo xamee ne xoolal xamul président de la république xamaanu ko. di ko soxoree. waaw si yaa ngi comprendre. nit kuy soxoree benn kilifa diine. nit kuy soxoree benn artiste. koo xam ne sax xamu la. yàlla xam na ko. xam nga soxor boobu maanaam dafa high level. maanaam dafa dem ba plafonné mooy soxor bi nga xam ne mooy soxoree koo xam ne. xamul ne sax yow. tur boobu existe na. c'est vrai. moo lay leer ne. soxor pour soxor rek. ok yow doo ay mécontent yow doo apprécier doo gis lu rafet. Sénégal rek laay dégg dañu dem ba loolu dañ ko tàmm. waaye wax gànnaar bi de otom bi rafet na mais. nangam. waaw. yaa ngi dégg est-ce que du formation yaa dafa am xaalis léegi mais waaye bu ñu demee ba amul lu la wax danga waaye kii dafa ñu jaaxal kii bërki démb rek la mais après ñëpp ci bërki démb lañ jógee ak tey c'est vrai mu la on est parti de rien on est parti de rien moo lay wan ne xam nga Sénégal vraiment war nañ mën a delloo siwaat xam ne bon fii dara du fi dara te man bu may dégg ñu naan Sénégal ay mag ñu baax ñoo fi dëgg mag ñu baax ñi dafa am lu ñu fi jàngale. am lu ñu fi bàyyi. boo wéyee ne da nga gëm Sëñ Tuubaa man may wéyee ne dama gëm Maam Alaaji Maalik ñooñu soxor lañ gën a bañ. nit ku iñaan. xam nga li ma la wax. bu fekkee ne tey da ngay wéyee ne benn murit nga kii ne benn tijaan la kii ne benn xaadir la kii ne benn amul kenn koo xam ne ci kilifa diine yi koo xamee ne rek bëgg na loolu. kon dèjà yow foofu rek war nañ fa mën a sukkandiku pour tappewaat xol yi. nekk benn xam nga nekk benn. c'est important yéenante jàmm. Pakala c'est important jaajëf ok on va revenir un peu Pakala ci deuxième question bi par rapport ak tey wax nga ko sànq on a regardé vidéo Omzo Dollar bi. texte yi tey balaa ñu ci ñëw sax mais ñu ñëw ci old school yi ak new school yi rap dem ak rap tey boo def différence bi ban moo gënoon a dox.
waaw ban moo gënoon a dox. waaw dañoo def nii nag. ok yii dañoo gën a dox yii ëppoon public. ok public bu. connaisseur naan tey connaisseur. yaa ma gën a xam. xam nga tey nag ak adduna bi fu mu toll instant bii nii xam nga instant bi siiw dafa yomb. bu njëkk pour nga am buzz yombul. yombul mais tey nag parce que vidéo YouTube lépp bëriwul woon. ok tey ay ñaari télé nga doon gis ñett. tey sa téléphone à travers sa téléphone rek mun nga toj àdduna bi. c'est vrai xam nga loolu lépp amul woon. oui tey mun naa ne tey bu fekkoon grand yi am nañ lii. non tey Rap Galsen kenn waxatu ko. c'est vrai parce que bu njëkk da nga doon wax New York Paris Dakar. loolu lañ daan wax. c'est vrai New York Paris Dakar. c'est vrai mais tey ñun ak ñoom tey ay boulevard la sa waay. tey ñi ñu raw ci Afrique rek ci côté boobu beneen affaire la. c'est vrai pour revenir sa question bi nag bon boo xoolee rap démb ak rap tey rap démb moo gënoon riche ci texte. ok bind bi ci rap démb la ëppoon. parce que li ci ëpp ay thème la. li ci ëppoon ay thème la parce que dama doon xool maa ngi fàttali ko am na benn album Dari Bibson ay junj la mu defoon double album. waaw double album benn Ego Trip la defoon. album bu nekk mu ngi defoon 15 sons. waaw benn Ego Trip moo am ci tey da ngay gis ku génnee benn mixtape 10 titres. waaw waaye na fi yëpp ay. Ego Trip la bàkku rek. yee. te Ego Trip dafa doon loo xamee ne. bàyyi gis nga mbër muy tuus ci làmb. ñëw rek tuus. xam nga jeex na. waay benn partie la bu ndaw. leneen li ci des yëpp mooy affaire bi. oui. Ego Trip bon benn affaire la ci rap rek. mais du rap. tey nag bon nouvelle génération bi dañ ko jël. trop boo xoolee tey presque gars yi génne presque ñëpp dañuy Ego Trip. tout tey boo xoolee ñi nekk ci parce que boo xoolee tey mooy affaire yi doon am temps yële clashante yi. waay boo gisee clash bi am benn ampleur bi. parce que loolu lañ foofu mooy maanaam point fort loolu mooy seen point fort ñoom ñëpp. boo xoolee presque ñëpp ci laale ah ñëpp. tey ñi ñuy wax ne ñoom ñooy ténor yi presque boo xoolee ñëpp dañ ci. ñëpp dañ ci nekk. mu leer na tey affaire boobu dañ ko jël teg ko ba ensuite li mu ci gën a naxari mooy dañ ko gëmloo public bi. ok. mooy affaire mooy. gëm leen ni rap tey Ego Trip la rap clash boo clash wala Ego Trip boo rek tey defoo rap. ok te mooy li gën a tuuti ci rap. na ma yàlla jégal mooy li gën a ñàkk fayda ci rap. Ego Trip tey mun naa ne booy bi nga xamee ne tey mooy sama premier texte Ego Trip la. waaw beneen rapport ak rapport bu mu munti doon sa premier texte Ego Trip lay doon. parce que foog nga wane sa bopp. mu xam nga wane sa bopp. et ensuite pour man dafa nekk affaire boo xamee ne xam nga man Ego Trip lu ma ko tuddee mooy meeting. waay meeting la rek. comme nu ma ko mën a waxee quoi. da ngay ñëw rek pour parce que li ngay wax yëpp yow la concerné. mën nga ñëw ne maa fi daa xarab. waaw yow la concerné nit ñëpp xam na ne. xam nga li ngay wax du dëgg. yaa ngi comprendre donc man li ma ciy lancé waale mooy nañu gën a consacré wu ci mbind mi. ok parce que rap bind la bind bi aussi bind. xel la. parce que bu njëkk dañ daan wax ne rappeur fu muy waxee rek déglu ko. mais tey pour nga déglu rappeur. c'est tout un problème parce que bu njëkk danaan c'est la voix des sans voix parce que bu njëkk comme ni nga ko waxee texte yi thème yi dafa graawoon parce que lu doon gangréné société bi moom lañ doon wax rappeurs yi. et ensuite beneen bi ci gën a graaw mooy que tey y avait des gens yu nga xamee ne bon nekkuñu woon ci voie bu normal dañ daan xama rek yaa ma gën a xam. waaw agresseurs yi. tey yenn waykat yi fi ne di def n'importe quoi. wala di sol yi di yàq société bi affaire yooyu. ñemewuñu woon rappeurs yi. da nga daan gis benn waykat bu génne benn clip def benn affaire mais xaaral ne gars yi dañuy dal sa kaw mais tey gars yi est-ce que am nañ benn ragal ci rappeurs yi. non. tey dëkk bi nu mu mel nii tey est-ce que gars yi xam nga lan la ñuy ragal tey ay yenn gars yi def yenn gars youtubeurs yi te ñooñu dañuy comédie. mais tey amul benn ragal boo xam ne rek gars yi am nañ ko ci rappeurs yi. te loolu moom état dafa ragaloon rappeurs yi bu baax. parce que yooyu yëpp dafa am ay affaires yoo xam ne ñoom ñoo ñëw dindi loolu. gis nga yow boo gëmul sa bopp gëm ne mën nga yóbbu fenn sa bopp doo dem fenn. xam nga li ma la wax bu njëkk c'était rare nga gis rapport bu doon def politique. waaw oui c'est vrai man gisuma ko. c'est vrai ci old school yi musuma ko gis. c'est vrai daara ji laa ëppoon lu may suivre mais musuma gis ñuy politique. tey rapport yëpp dañuy politique. xam nga li ma la wax. te rap ak politique saa yi. est-ce que du contexte bi moo leen poussé amuñu xaalis wala affaire yooyu. waaw loolu mooy li ma la wax mooy ñàkk gëm sa bopp bi. gis nga jo boo gëmee ne gis nga tey boo xoolee yaa am na rapport yu bëri tey bàyyi ñu ngi lekk xaalis bu baax ci rap bi. ñu ngi ciy am lu ne.
te defuñu politique. ci am lu ne te tey ñoo ci gën a koy mais bu fekkee ne yow tey pour man bu ma politiqueul du ma am dara waaye foog nga politique. te politique bi nag mooy tax nga dem bay def loo xamee ne da ngay teggi baasu rab. da ngay dem ba rab nekk nii yow nga nekk ne la te loolu moo fi nekk tey. tey ñàkk nañ loolu ñàkk nañ population bi ragalatuñu. benn yàq nañ public bi xamatuñu maanaam valeur u rab. parce que bu ñu demee ba ñuy gën a favoriser ay ego trip saa waay xam nga ne rab beneen affaire la. te tey boo xoolee texte yu riche yaa ngi fi. mais pourtant te lu ma gën a métti tey ñi nga xam ne ñooy def rab di def rab bu nice di jigéen ne ay textes yu nice tey gars yi gëmuñ leen sax. tey ñun gëm mooy ñu dàq saaga. dàq wax lu ñaaw. parce que comme li nga wax sànq société bi moom moo tëddee noonu. c'est le monde à l'envers. parce que dañu dem ba gëmloo leen. benn affaire boo xam ne loolu amul. gis nga jour rab quoi qu'on dise ñun moomuñu ko. ay bu fekkee Afrique la jógee dem. ñun moomuñu ko. mais man tey bokkuma ak benn malien lu mu gëm bokkuma ak benn français lu mu gëm culture yi du benn. lu ñu gëm du benn yar yi du benn. xam nga li ma la wax ñun dañu am diine. loolu moo ñu différencier. ay valeur donc pour man booy def musique wala ngay def ak lépp lu munti doon da nga koy adapté ci fi nga xam ne moom nga dëkk. ñun tey maanaam du ñu ndamoo ay saaga. du ñu ndamoo wax bu ñaaw loolu jàngaluñu ko ñun xamuñ ko bu fekkee nag loolu da nga koy jël tey nga def ko ci sa musique baay pour nga am benn apport bi ci mag ñi wala ci gars yi nga xam ne dañu ci yenn responsable yi du yomb. lenn lan lay def loo bu saaga jotee ñu saaga lool. te loolu moo fi nekk. yaa nga gis élection 2012 kilifa gu ne rappeurs yi saaga nañ ko fi. te loolu rafetul. mais pourtant tey texte yi naa ay sul mais pourtant tey concert yi tey lay gën a fees booy yi dem ba di dem jouer ci stade yi muy fees tel. loolu aussi benn affaire mu ngi ci mooy rabu nawetaan bi comme ni ma koy waxee. rabu nawetaan daf ci am. parce que tey boo xoolee bu nit dof di def Ibamar. waa Louga ñoo fa yëpp. bu dib di def. Grand Théâtre kan moo fa yëpp. bu Ngaaxee di def lan moo fa yëpp. dem nañ ba léegi maanaam. nawetaan lañ ko def quoi sama waa koñ laay àndal sama waa dëkk laay àndal dañuy dem ba loolu dafa commencé andi benn xeex boo xam ne ci gars yi tey bu fekkee ne man damay kiif Ngaaga te man dëkkuma koñam du ma dem concert am loolu li mu yàq dafa bari ci rab bi gaa ñu ngi feesal mais sa waa koñ ñoo koy feesal kon am na benn hypocrisie bu ci loolu nag li ko sos mooy dafa am fu ñu raté affaire bi parce que lépp ci rab bi la parce que boo xoolee dafa am yenn grand mooy comme li ma doon wax sa première question bi dafa am ay grand yoo xam ne bi ñu ñëwee xam ne foo ñu innover am ñoo xam ne ñoo fi nekkoon xam ne lii baaxul gëmloo benn public bi ne bon façon rab bi baaxul léegi ñoom façon rab bi ñu doon utiliser mooy ego trip bi xam nga dal ci kaw gars yi xam nga loolu lañ jëloon jox ko public bi ne lii moom moo fi ne te tey boo xoolee dañoo ñoom sax dañu weddi seen bopp parce que boo xoolee li grand yooyu doon def tey booy ñu ngi def lu gën a pire loolu da nga daan def rap mu am mbalax wala mu am tama tey nga dee dootoo ko defati gis nañ fi ay grand yu ñu fi suul ñu fi yàq seen carrière ndax loolu te tey booy ñu ngi def pire que ça dama koy wax da ngay gis y a des rapports yoo xam ne baay Ouzin Keita moo leen gën a riche texte dañ mu jégal parce que contenu bi day vieux du dara amul dara jour bu ñu daan déglu rap ku daan ragal dëgg doo déglu rap mais tey ku la gën a maanaam bañ dëgg moo la dàq déglu rap parce que rap bi waxatul dara da nga daan déglu son di ci gis sa bopp mais léegi pour nga gis sa bopp ci benn son problème yomb de si ñëwaat tranquille gars yi ok voilà on rappelle que ñu ngi ci Showtime alors ci UDTV alors tranquillement on va regarder ensemble deuxième vidéo Pakala moo ko choisir comme je vous l'avais dit bien sûr Khalif and the Chief bàyyi naa rap. It's your boy Flow from Kolda. Represent Katy City. Flado in the blues. Do you hear me? Nah. Mer nee na ma yaay taw ci kër gi doom taxul. Yaay taw ci kër gi doom taxul. Est-ce que sax doo bàyyi rap ndax fayul? Est-ce que samay élèves ñoom duñu roy ci man? Doo wàcce tubéy bonde ni ay faxamaan. damay bàyyi rap ndax soxna si munu ma komp damay guddee yi si jow show yi di ma topp
ay ma daa damay bàyyi ndax man bugguma ñu xeex pour man jégalu si ñi doon ñafe dépp lépp pour man maa ngi xeexal dëkk bii te amuñ sama yite duñu jënd séeréer te duñu dagg ticket munatuma neexal kenn pour mu jàppale ma affichon vidéo please partagel ma man duma neexal Pape Sidi pour feeñ télé bëgguma jaar fi jaar nga ka blende nee nañ tiib tundu gis formation la man si si jaaralu ma mukk weddi yàlla damay bàyyi rap ndax nee nañ musique dafa haram baaxul lay mujje wàññi nee nañ baaxul day mujje wàññi in ma ñaata waxtu la fàcc si jobi ñaata noon la am ci géewu rap bi kaay la ñu def la si selfie ndax dootoo ma gisati ci seen bi man faalaay la tudd bu ma kenn wooweti flow am leen jàmm bëggatuma seen complot rest in peace brother come so mi star no bëggatuma mu jeri ma jaawo ayara mi yara fenandi fi ala ngo kenn go repondi alhamdu am na li rap bi def ci man lu mu def ci man def na ma jàmm bu ñëpp gis ci kontaan bu ñëpp gis ci kontaan Ngomi Star sant naa la yaa ma dugaloon même bu dee kàddu yu weddi naa ko ci benn góor ci rap yi laa la gune yi sanji saaga ndey maa da fëgg yi et puis maa tey yaay baal ma baay wàcc naa yoon baay baal ma meeru maa ni nee nañ boo yaa fi dàkk rap maa ngi jégalu ci yaakaar yi ma nar a tas Fantu bul jooy dema xool ci sa xool dema xool boo ma nammee am nga sama number call ana léegi noon bég na amatul ko kiraane ko baal na ñi si des moo tali leen seeni mission xeexal baadoolo yu amul solution maa ngi baalu ak di baal yëpp maa ngi sàkku ñaan ci samay fans yëpp Khalif, homme de chiffres, très fort. Old school, il est bien, il est fort, il est très fort. Damay bàyyi rap, mais c'est nickel. Pratiquement li noonu wax yëpp wax na ko. Damay bàyyi game bi. Khalif, homme de chiffres. parce que boo xoolee damay bàyyi game bi dafa am lu mu ëmb mooy problème ay problème rek la wax. te problème yi boo nekkee koo xamee ne kii sawaay vrai rappeur nga. bon am na nu muy demee rek da ngay bàyyi parce que tey. imagine jo tey bu ma bëggee def benn fans club sama koñ ni may sonné bu ma bëggee créer benn affaire ni may sonné te loolu mën naa ni waruma woon parce que nawetaan boobu noonu ma lay wax day am fu muy amee importance xam nga mooy fan su ma jógee daara topp sama ginnaaw oui du question de nawetaan mais question de jàppale ma parce que dafa neex nit nga jóg fi nga dëkk gis na ñu ngi sa ginnaaw. nga def ba def loo mënul def. te tey mën naa ne loolu moo amatul. wala di nga nekk benn gaa bu xaw a ñàkk fayda di nga nekk benn gaa bu mën a topp ci ginnaaw nit ñi. xam nga or que demee warul demee noonu quoi. parce que boo xoolee tey mën naa ne rapport yi nga xamee ne wala artistes yi nga xam ne ñoom la ñuy gis ñi bàyyi ñoo ëpp. parce que amatul dara lu motivé. moom bàyyiwul rap mais dafa def son bi. waaw son bi pour wax ay problèmes yi nga xam ne moom lay jànkonteel te aussi c'est vrai. jo neexoon na trop tey man ma mun a feesal stade. ci daara. parce que jinaa fi lu toll noonu. dama leen di représenté. fu ne. te dama koy def ba lu yàlla di def. xam nga dafa neexoon tey may gis waa daara si sama ginnaaw. dafa neexoon may xam ne gars yi am na benn fuñ la teg. pour te dire mooy li ñu doon wax sànq. feebaru Sénégal boobu noonu. tey buñ la bëggee sax pour ñu wan la ko problème la. da ngay wër di gis say sound fu ne gars yi di ko kiif mais pour ñu delloo la loolu yombul. tey ñi nga xamee ni ñoo yor say sound yëpp xajuñu stade xajuñu foyer xajuñu feneen xam nga loolu rek déjà problème la. bon gars yi war nañ di mën di delloo artiste bi parce que boo xoolee tey. tollatuñ ci niveau bu nga xam ne gars yi dañuy jënd man dama daan jënd CD dama daan jënd tey amul kenn koo xamee ni kii rek da nga gëm benn rappeur yaa ngi jënd ay CDM non amul jëndoo CDM jëndoo daraam. tey bu yaakaaree ci yow mën naa ne du gis studio. c'est vrai tey toll nañ foofu tey dem nañ ba artiste bi tey yaakaarul ci public bi même Youssou Ndour tey yaakaarul ci public bi pour. oui. len la mën a amee ay concert ay concert des fois ay affaire yooyu noonu mais tey pour nit ñi jox la tey gis nga œuvre dafa garaaw
œuvre dafa fort tey boo génnee boo demee tey aux États-Unis nga xam tey art dafa am doole. mais œuvre la ñuy fay. benn fecc rek dañ la ciy fay des milliards. kon œuvre xam nga li nga xam ne nit dafa. créer xalaat ko. xam nga togg ko mu def ñor lépp teg ko ba mu ñor ñëw teg ko benn 3-4 minutes nga déglu ko sax ne oh son bi neex na. après jeex na. pare nga ci. pare nga ci. après doo sax xalaat benn affaire bi nga xamee ne kii def na ko ba teg lii nii. après jeex na quoi. moo tax loolu du motiver artiste. du motiver artiste du la may force ngay dem fenn. te dalay delloo ginnaaw de trop. parce que jour dafa neex tey man may am envie rek dem ñibbi sama gàlle rek xam nga nekk ci sama job. wala di forcer samay projet pour lan ñi sama ginnaaw. sama fan si ñi ngi am fu ñu may xool ñi ngi am fu ñu may teg mais yàlla ma yàlla jégal duñ maanaam duñ la sax bàyyi xel. dañuy dem ba benn waaye yow ci loo nekk. wala ci loo nangam. duñ xam sax yow te da ngay def le tout da ngay def tout pour nit ñi di xam tey mooy bëri na tey damay def du ne laay def. mais pour nit ñi delloo la ko du yomb. problème la quoi problème bu c'est le grand problème au Sénégal. mais ñu ñëw un peu ci sa carrière. est-ce que mën nga dellu si un peu ci sa carrière ak tey fi nga toll tey li nga def ci rap ci daara muy loo xam ne pratiquement tey bul ne old school ci daara. Pakala la ñuy wax parce que fekkee nga démb fekkee nga tey. macha allah est-ce que mën nga revenir un peu ci sa carrière. waaw bon mën naa ci revenir ci lu bari parce que boo xoolee bon ñun presque 2006 lañ commencé def rap. bon depuis boobu léegi nag bon man li ma ciy gën a neex rek ak li nga xamee ne moom ci gën a touché mooy expérience bi. parce que lu ne comme li nga wax léegi lu ne fekk na ma fi. façon rap bu ne fekk na ma fi. façon musique bu ne fekk na ma fi. tey pour ma tey dama am benn facilité ci musique loo xamee ne lii tey mën naa ne yàgg ci moo tax ma xam ko. ok loolu lu ma neex ci la sama carrière tey pour ma façon sound bu ma neex mën naa ko génnee. xañ na tey moyen moo lay të mais amul dara loo xam ne daf lay jaaxal ci musique. ok tey loolu ne bokk na ci li ma gën a neex ci sama carrière beneen bi ma neex aussi mooy bon fekk nañ daara ñuy def rap y avait des grands yu fi nekkoon. tey mën naa ne ñoom ñoo tax ñu dugg ci rap parce que bu ñu ñëwoon fekk daara amul rap amaana mun na am ñu bañ ci dugg. tey ñoom bon lu ma leen di delloo la loo xamee ne dama leen di saluer ñoom ñëpp grand yi fi nekkoon nga xam ne boobu ñoom def nañ lu bari quoi mais li mu ci gën a kii rek mooy tey bu ñuy tudd rap daara. te waxoo Pakala bon mën naa ne égotrip bu ma nag. mais du. non mais dëgg la du dem quoi xam nga li ma la wax loolu nag liggéey la parce que boo xoolee tey ñun lépp lu nga xamee ne tey am nañ ko ak lépp lu nga xamee ne tey def nañ ko suñuy moyen suñu propre moyen la ngeen ko defee xam nga amul lenn loo xamee ne lii rek tey dama la koy jox yow mën naa ne tey yow touche bi nga def ak apport bi nga def mën naa ni bariwul ñoo xam ne def nañ ko suñu carrière du ci c'est vrai yoo xam nga du ci financièrement du ci dara lépp lu nga xam ne tey ñun am nañ ko tey ginnaaw yàlla dama koy sante suñuy waajur sante ko ñi nga xam ne ñoo ma jege mais lépp lu nga xam ne ni lii tey am nañ ko rek ak ci avenir bi li nga xam ne ñu ngi koy xëcc muy ñëw suñu propre moyen lañ ko defee te loolu aussi benn affaire la bu ñu naxari parce que bëggeewuñ ko woon noonu comme li ma wax sànq rek buñ sañoon ba bu ñuy jóg dëkk daara parce que tey xeexal daara bi rek mën na ne tey ma génn tey dem fenn dem Thiès dem Dakar dem fu bu may dem du ma yóbbu Pakala kese damay yóbbu Pakala bu Daara Jolof bañ naka ba fépp fu may presté ak fépp fu may dem dama koy wax di yëg ba mu leer bu yéegal Pakala kese Pakala bu Daara Jolof dee ko préciser à chaque fois dama koy wax te ñi nga xam ne gis nañ ma concert ci biti xam nañ li may wax bu baax kon loolu war nañ la ko mun a delloo mais nag malheureusement tel n'est pas le cas mais am na ci sa carrière benn instant boo xam ni bu doy waar mooy sa séparation ak Yella
bon séparation. de séparation mais c'est que moom moo décidé par exemple moom moo décidé arrêter carrière am. mais loolu aussi parce que complicité bi amoon ci na ba doon yéeg sur scène. bi mu demee ba taxaw ne day arrêter carrière am ça a été un peu difficile pour. non waaw parce que xam nga daf ñu delloo loolu daf ñu delloowaat à zéro. daf ñu delloowaat à zéro parce que ay années de travail lañ gasoon suul ko loolu bokk na ci li ñu téye instant bii nii mën naa ko wax. ok tey mën naa ni moom bu fi nekkoon ba tey kon heure bii tey. kenn waxatu ko souffrance ji kon tey kenn waxatu ko. mais nag xëy na lu yàlla dogal la. oui parce que du séparation dara. sama doom moom laa ko tuddee. kon xam nga ni kon séparation amul foofu. mais nag dafa jël arrêté carrière musique am bon man ma nekk ci lancé bi. continuer xam nga def carrière solo te loolu nekkul woon suñu objectif. nekkul woon suñu liggéey aussi. mu nekk benn affaire boo xam ne aussi marqué nañu trop. ensuite xaw nañu tardel de trop. parce que dañuy delluwaat à zéro. defaat carrière bi def ko en solo. te xam nga on était deux. vraiment bokk na ci lu ñu pénaliser bu baax a baax. difficulté rap au niveau local lan la. waaw difficulté rap au niveau local ku dégg moo wax sànq ba léegi di nga dégg difficulté bi lan la. benn tey boo xoolee du ci benn autorité bu ñuy jàppale. lépp lu ñuy def te loolu moo nekkoon. conflit de génération la les jeunes de Daara et les autorités ok. voilà loolu mën naa ni sax mooy suñu problème parce que tey dafa neexoon jo tey benn maire rek jóge fi ne album bii man maa ko defal waa. musicien la parce que bu ñu waxee musique bu ñu waxee art à Daara. mais c'est le rap. fi rap moo fi nekk. amul leneen lu fi nekk. kon tey dafa neexoon trop tey benn autorité bu dëkk Daara rek ne man maa defal lii. les artistes. mais tey loolu amul. y' a pas de studio. amul rien amul studio tey am na benn studio mooy waa Def Art. fan yële ñu may kii ma jégal bu fekkee damay mbaadu publicité mooy loolu. yaa ngi gën a xam ok on est ensemble. bon ñu Prince. koy saluer au passage def na affaire bu nice. mais aussi mooy li ma la wax dem ak ay propres moyens. ak ay relation dugg fu ne. yàlla xam lu mu si daj. pour affaire boobu noonu taxaw. ok te yow def nga fi benn. GM Records. man enregistré naa fa. keneen ak keneen enregistré na fa. te affaire bi yomboon na ci ñun. mais yooyu yëpp bu amoon ay apport tey du ñu egg si fii. parce que sound yi ma ci génne fu ma neex laa koy teg. fu ma neex laa koy dugal ci Sénégal. tey boo demee sama page YouTube da nga koy am. ay sound qualité. te yaa ngi gis job bi. mais mu leer na amul benn jàppale bi. loolu moom dañ koy naxarlu de côté. beneen bi mooy ci côté public bi. côté public bi tey. pour ñu delloo ñu li nga xamee ne moom lañ leen di defal yombul xanaa ñu fekk la ci biti. ok ñu fekk la moom boo génnee daara moom di toj. buñ la fa fekkee moom saa yi. pour ñoom benn yàlla ngay doon. dañ lay jaamu yaa ngi comprendre mais tey nag buñ nekkee fi nga xam ne moom lañ bokk ñun ñëpp muy Daara Jolof pour ñu liggéey nag ñoom du yomb. loolu lu ñuy naxarlu la. tey public bi ñun tey dañuy def lu ne dañ koy def façon. loo xalaat rek loo xam ne rapport waru ko def sax dañ koy def pour am leen. mais mënuñ leen am loolu aussi lu ñu jaaxal la ci benn côté. tey pour nga woote benn concert sax pour gars yi ñëw c'est tout un problème. ok te da ngay def lu ne da ngay débloquer ay moyens yu bari publicité yu tout mais pour nga am li nga wax te pourtant talent baa ngi fi boo ñëwee concert da nga fay fekk lu nice. da nga fay fekk lu nice tey booy ñu ngi def ay clip. ñu ngi génne ay sound yu nickel. yoo xam ne tey mun na concurrencer ak sound yi nga xam ne moom la ñuy génn. parce que da ngay toog di seetaan ay booy yoo xam ne boo génnee fii. doo ko gis. te ñoom ñu ngi leen di jàppale. mais kon tey lan moo tax daara bi nga xam ne moom fi lañ dëkk tey gars yi duñu jàppale. vraiment loolu bon nu ma ko mën a waxee. yàgg naa fi te gisuma loo xamee ni la rek war na mën a motiver gars yi. ba ñu war a mën a ñëw jàppale si la quoi. 5 minutes moo nu dese. ñu xool. troisième vidéo bi. mooy Sumay Rap. Dakarou Star ñu seetaan ko on revient ñu tàggatoo Dakarou Star Sumay Rap. Life bi ci
lu ndaw loo xamul lay wékku lu war a amay am man awma lu may rëccu tànn naa sama yoon lu ma ci fekk alxamdu waaye dinaa ko def tànqam lu baati may teggi loo ndax mbedd mee ma sas waxal ko yëg-yëgam sama diinu deret a gas gént yi ma fas yaakaar yi mu tas su may rap di yuuxu mer yi fattu ci dënn kàddu yeey rangooñ yi samay bët dootul gën soo may dégg te déglu woo waxu maak yow sunuy tur la ñuy bind ci miir yi ñu taxaw di saw mbedd mi suñu koñ teewal samay ñoñ ci maay gi yow ak sa waa koñ xam nga ni may dundee tànk ci tali bopp ci asamaan lu ñu wuutalee dara same shit la maan raatale ndakaaru cat ba cat ma Seeger is mine doonal sama noon waaye ne dread ak sa prix maay sa kind simple rappeur waxambaane boroom ñetteeli bët gis-gisaane jéggi naa tey li ñëwagul ci laane hip hop ëpp nay jëmm di dem ay xel la maaseel amul fu muy yem leneen lu dul li ngay gis lay firi ku ñu noon sa xel doo ma sa firi all my people wake up and rise diin bi xam sooga mucc la better realize sumay rap gari dafa mel ni sa life lay tari Paris mais Paris pour le peuple quand nos vies se marient mel ni ñooy dundandoo lu bari bokk li ñu naqari même amour même haine même larmes et même Paris su may rap nga jëli lu tax su may rap di mel ni mbedd mi waa su may rap nga jëli lu tax xol yaay laal metti ci ma giif su may rap nga jëli lu tax su may rap di mel ni mbedd mi waa su may rap nga jëli lu tax xol yaay laal metti ci ma giif yow sumay rap sama tembo te voix corné véri li ma koy orné tey laay prôné sumay rap xolu melo maane laay jur góor du tuli ma fóot ni di may xóot Yab tranquillement Soumaï Rap Dakar All Star que c'est bel et beau souvenir tranquille très nice Soumaï Rap Dakar All Star ils ont vraiment cartonné old school machallah Soumaï Rap lan la lay fàttaliku juste après le mot de la fin nga wax nu projet yi après ñu tàggatoo moo Dakar All Star moo ma impressionné quoi moo ma frappé aussi parce que dama xam ne du amaat déedéet Dakar All Star non parce que instant bi boo xooloon gars yi fa nekkoon Gaston Keyti Nix ku ci nekk dafa am loo jël dafa amoon foo tolloon ku ci ne mënoon nga demal sa bopp def lu grand mais dañ ko bàyyi ñoom ñëpp dajaloo def benn affaire lii du amaat du amaat ak yi fi nekk nii wala nga xam ne du yomb boobu bon li may wax nag bon ci li nga xam ci samay projet bon mën nañ ni ak mbas mii fi ñëw bàyyi lim yàq bari na trop yàq bari na trop parce que instant bii mën nañ ni waroon nañu fekk ci beneen niveau quoi waroon nañu fekk ci leneen vraiment mais nag yàlla ak dogalam mi ngi noonu mais instant bii moom waaye bu fekkul woon sama mixtape génn bon dina fekk vidéo bi génn ok normalement mais nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam loolu bokk na ci li nga xamee ne instant bii moom surprise boo xam ne moom laa doon bette waa Daara ok moom laa doon bette aussi Sénégal parce que bomb laa doon génne ok mixtape bu graaw laa doon génne mieux vaut tard que jamais yàlla baax na ñu ngi ciy liggéey bon xañ na dina génn bon di wax nañu gars yi ñaanal gën a ñaanal parce que yaakaar naa ne loolu bu génnee bon ak moyens yi ñu ci def ak liggéey bi ñu ci def non je crois que ni Daara bon dinañ am feneen fu ñuy xoolee quoi loolu moom bokk na ci li nga xamee ne lii moom bon Covid bi yàq na ko bon ñu ngi ñaan rek mu teel fi am bon ñu continuer waat liggéey bi bu baax a baax. looy tàggatoo gars yi. bon lu may tàggatoo mooy bon nañu gën a jàppale ñun ñi nga xamee ne ñoom ñun ñooy artistes yi nga xam ne ñoo nekk fii au niveau local ak képp ku munti doon. waxuma benn pakala waxuma benn muséum di waxuma benn frère bant bi jàppale ñëpp ak képp ku nga xam ne mun nga ko jàppale. yow ak képp ku nga xamee ne kii rek yow tey. bul xeeb sa dara bul xeeb ne sax man bon gain bi dem jege ko di ko jàppale ci liggéeyam wala dara bul xeeb dara ak lépp loo ko mën a dimbalee rek dimbalee ko noonu. et ensuite di wax ne gars yi bu ñu leen woowee concert dañuy ñëw. ok yow ñun li ñuy def du pour ñun bu fekkoon pour ñun la bu ma génnee sama son mën naa ko kiif man donc. mais dafa am ñaari affaire yu ci am mooy que ni benn dañuy yóbbaale Daara benn bi pour ñoom la. parce que bu ñu génnee fii di dem feneen. bon duñ turu Daara la ñuy yóbbaale mais ñoom duñ leen yóbbaale. mais bu ñu nekkee fii nag au niveau local bon li nga xam ne dañ koy def pour ñoom la kon nañu ñëw di ñu wuy si. parce que dafa neex nga génne benn affaire waa Daara sentir que ne xam nga lii génne nga ko loolu dafa neex
loolu moom bokk na ci li may lancé ensuite beneen bi may lancé waale mooy daara xam nga ku ne xamee na ni bon dëkku guerrier la quoi ay guerrier ñoo fi nekk fii dëkk boo xam ne ay bañkat xam nga te loolu mi ngi nekk loo xamee ne mi ngi bëgg a disparaître tuuti daara léegi dafa xam nga yaa ma gën a xam commencé changer dafa commencé changer ak nouvelle génération bi bon nañ delloo si waat xel yi ok nekkaat ay man nekkaat ay góor yàlla du question de xas nag mais benn rapport laa boo xam ne bu ma gisee lu ma naxari sama town dama koy wax mais c'est normal xam nga mais li may gis ci town bi instant bi neexuma jeunes yi may gis ci town bi ni ñuy doxalee ak comportement yi nga xam ne moom lañ yor neexuma loolu ñun xamuñ ñun meluñu woon noonu ok ñun ak loo ñu doon munti xoolee rek ay guerrier nga doon gis ay boo yoo xamee ne mag ñi dañ leen joxoon cër dañ leen respecté mais tey loolu yombatul te vraiment Jolof dañu nekk benn dëkk bu nga xamee ne vraiment dafa am benn bët bu ñuy xoolee vraiment na jeunes yi dellu si waat conscient jàpp ci daara xam ne daara ñun fii la ñu am muy ci côté yëpp muy ci sport bi muy ci musique bi muy ci lamb muy ci lépp nag gars yi dellu si waat gën a xam nga gën a xalaataat bu baax xam ne fii bon li fi nekkoon ci ginnaaw sawaay jóge fi jëree rek ñoo fi nekkoon jaajëf merci beaucoup Pakala maa ngi lay bigg bu baax a baax merci beaucoup di ko jaajëfal bu baax a baax Pakala di jaajëfal aussi téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi doon seetaan à travers UDTV seen émission Showtime alors c'est un réel plaisir de recevoir sur ce plateau Pakala un grand monsieur ci crème hip hop au niveau national, international, Moïse Sagu Jolof, comme nous le ça a été un plaisir de partager beaucoup de choses avec lui. Nous avons big up Boubakhaba, toute l'équipe qui était derrière moi, Régie, Sidi, nous avons Bay, Binekon, di cadre, nous avons Union Sédane, nous avons rendez-vous, Benenion, Showtime. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut le Tulbi. Jaajëf gaay.